téléspectateurs Al Mauritania dañuy am mbégte rek di leen dalal ci suñu premier numéro suñu plateau xarañ ci jamono mu di émission bu bees tax rek ñu jagleel leen que yéen ñi nga xam ne yéen a nu safoo rek safoo la chaîne deuxième chaîne leader bu TVM2 incha allahu rabi di leen safoo saa su ne rek di ci am mbégte bu rëy mu ñuy waral rek saa su ne rek ñuy gën jóge fi nga xamante ni moom mooy fu ñu nekk fi rek di ñëw di xëy si di gont di fi fanaan ngir rek lépp lu bees tax rek ñu dajal leen ko rek ngeen mën ko jëriñoo am information bi nga xamante ni dafay nekk à la une saa su ne tey nekk may am mbégte di waxtaanee li nga xamante ni moom mooy dépigmentation de la peau rek mu di xeesa ci kàllaamay Kocc Barma rek may am mbégte di si dalal docteur ba nga xamante ni kenn dootu ko présenté si chaîne nationale waxatuma la ak si chaîne internationale mu di docteur Cheikh Coumba Diouf mu di docteur fële ci mère et enfant docteur Diouf nuyu naa la. Docteur Diouf di la remercier si dalal bi ma la dalal invitation bi mu la def bi rek nga accepté ñëw fii nga xamante ne moom mooy plateau xarañ ci jamono. may kontaan di la delloowaat nuyoo bi di kontaan ci invitation bi comme ni nga ko waxee rek man du ma gan ci kër gi parce que yàgg naa di fi ñëw fi rek pour indil askan wi njariñ quoi par rapport à mbiru santé. donc may ñaan suñu téléspectateurs yi di leen nuyu d'abord di leen ñaan lépp lu ñu fi wax rek ñu jéem a taataan déglu ci ba mën ci jëriñ njëriñ bu bari quoi. amiin incha allahu rek kon nag loolu rek xarañ ci jamono nag dafa am ñetti rubrique bi nga xamante ni moom mooy gëstu ci waxtaan wi am CD am li nga xamante ni moom mooy yedd ndaxte umpalewu leen ni lépp lu ñuy def rek buñ ko gëstoo ba xam njëriñam ba pare aussi il faut ñu seet ñi nga xam ñoom ñoo ko dund bu ñu pare rek ñu indi ay conseils moom mooy ay yedd rek la nga xam ne moom la ñuy jox suñu may téléspectateur kon nag du ñu dugg rek ci rubrique bu njëkk bi rek mu di gëstu ci waxtaan bi kon nag mbokk yeeg xarit yi nanu seetaan li ñu leen indi rek ci wàllum xeesal. rubrique gëstu ci waxtaan bi mu di lu doy waar kon nag sama première question rek moom mooy yow ci explication ci gàttal rek gis nga li image yi lan mooy xeesal. may mën a merci beaucoup li ma gis ci image yi rek mooy lu kéemtaane c'est-à-dire que lii moom ku ko gis rek sa yaram war na daw war nga xalaat ni lii moom du lu baax parce que image yu ñu gis yi c'est des images yoo xam ne c'est des images terrifiantes donc nit yi daal bu ñu gisee lii war na leen gën a yeeyaat pour ñu gën a xam ni ñuy def par rapport à xeesal nag moom dañ koy jàpp ni rek ni dañ koy def nit yi dañ koy def pour rafet mais xeesal booy xool ci njàlbéen gi jógewul sax ci ñi koy def parce que ñi koy def ñoom la ñuy woowee les hommes de couleur ñi nga xam ne ay couleurs yu foncé lañ yor mooy les noirs africains yi wala asiatiques yi wala sud américains yi wala arabes yi ñi nga xam ni yoon leen di woowee comme des hommes de couleur ñooñu ñoo am en général di ko def mais booy xool si njàlbéen xeesal fu mu jógee mooy dafa am ay industriels américains yoo xam ne ci caoutchouc lañ doon liggéey caoutchouc transformation caoutchouc donc seen ouvrier yi dañ doon utiliser benn produit boo xam ne hydroquinone la pour transformer caoutchouc bi léegi nag ni ñuy manipuler hydroquinone boobu ak caoutchouc bi dañuy dem ba nga xam ni seen loxo yi dañu commencé di leer par rapport ak seen yaram yi donc loolu nag la américains yi noirs yi commencé utiliser hydroquinone boobu pour changer seen couleur yaram mais changement couleur yaram boobu nag dafa am ay conséquences yoo xam ni conséquences yu atroces la ci santé nit conséquences yu bon la ci santé nit ba nga xam ni comme li ñuy door a gis nii rek nit yi war nañ ko moytu xam naa bu ñu gën a xuus ci waxtaan bi rek léegi comme di génne nañu fan la juddoo fan la soso loolu lii nga xamante ne muy xeesal nga ni am na benn produit bu ñuy wax hydroquinone moom la ñu kii léegi nag produit boobu lan lay def ci yaramu doomu aadama
waaw produit boobu moom c'est un produit éclaircissant c'est-à-dire que produit la boo xam ni dafay leeral sa yaram. lan lay bloqué pour que nga mën a leer lu tax nit ki ñuul boo defee produit boobu nga xees. waaw lu ñuy wax der parce que moom der bi mooy xees. si biir mën loo fexe ba mu xees mais der bi mooy xees li ñuy wax der nag dafa am ay cellules yu ci nekk ay cellules ay xaw ma nan laa ko mën a expliquer ci wolof am na ay mots yoo xam ne moom. du ma ko mën a wax ci wolof cellules yooyu dañ leen tuddee ay mélanocytes yooyu ay cellules yoo xam ne dañuy produire lu ñuy wax mélanine benn substance la boo xam ni moom mooy tax nit bi couleur peau am di gën a foncé nit yi xees yi dañ ci am benn quantité boo xam ni dafa faible nit yi nga xam ni dañu gën a jaune wala ñu clair yi dañ ci am seen quantité gën a augmenté nit yi nga xam ni dañu ñuul nag ñoom la seen quantité gën a augmenté wu c'est-à-dire que mélanocytes yu ñu am cellules yooyu dañuy sécréter mélanine bu bari te mélanine boobu dafa am njariñ ci yaram c'est-à-dire que njariñam mooy daf lay protéger contre ay feebar yu bari daf lay protéger contre ay infection daf lay protéger contre ay cancer de la peau daf lay protéger contre rayon ultraviolet yi parce que rayon yi tamit nga xam ne jant bi moom la kii ay rayon la yoo xam ne c'est dangereux mais mélanine boobu nekk sa yaram boo utiliser hydroquinone ba mu dindi ko da ngay exposé wu à tous ces facteurs là muy infection yi muy cancer de la peau muy rayon ultraviolet yi lu ñuy transformé si kii da nga koy exposé wu donc loolu moo tax danger utilisation hydroquinone boobu garaaw quoi loolu moo tax daal nit di war nañ ko moytu parce que daf leen di indil ay njëyee. léegi nag hydroquinone boobu bu bloqué li nga xamante moom mooy mélanine bi lu muy sécrété mélanocytes yi donc loolu moom mooy waral nit ki xees. voilà parce que mélanocytes yi comme ni ma la ko waxee ñoom ay cellules la yu sécrété mélanine boobu moo lay jox sa coloration peau plus nga am ci en grande quantité plus sa peau di gën a noir te mu amal njëriñ nit bien sûr te mu amal njëriñ parce que daf lay protéger xam nga yàlla moom lu mu def ci nit rek am na njëriñ donc nit di ñoo xamul njëriñu li ñuy dindi li mais yàlla lu mu def ci nit am na njëriñ donc mélanine boobu boo ko dindee nag tu es exposé amatuloo protection boobu sa peau amatul protection boobu te der mooy li nga xam ni moom mooy protéger pratiquement tout le corps parce que moom moo nekk en superficie moom moo nekk ci kaw donc luy dal nit ki rek ci der bi lay jaar d'abord avant mu egg donc boo indee défense boobu c'est-à-dire que yaa ngi exposé ci bopp sa ay njëye yu bari yaa ngi exposé te léegi bu ñu gisee ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñuy def ñuy xeesal la plupart ñoom duñ lay citer avantage yi léegi lan mooy avantage yow en tant que médecin la mooy avantage yu xeesal yi docteur Diouf man avantage yu xeesal damay dàq avantage yi mënuma ko woowee ay avantage bon xaw ma lan la ñuy woowee avantage xëy na ñoom mën nañu ko expliquer lu ñuy wax avantage mbokk yi moom mooy njëriñam mooy ban njëriñ la am li nga xamante yow boo ko defee da nga ciy gis sa bopp ba mu lay tax waral ngay saa su ne ngay dem di sàkku di ko wuti di ko def sa yaram parce que daal mooy di expliquer man lu may wax ni mooy njëriñu xëy na ñoom lu ñuy joxe explication njëriñu xeesal mooy ñu bari si ñoom boo leen laajee dañ lay wax parce que da ngay clair soo clairé ngay gën a rafet man loolu dama ko jàpp comme benn genre complexe d'infériorité c'est-à-dire que genre xeeb sa bopp la nit ki moo xeeb ni mu mel yàlla ku nekk nu mu la defaree moom moo tax mu xam pourquoi mu defal la nga ñuul mu def la nga jaune wala mu def la nga xees donc amuloo pour jël li la yàlla sàkkee nga jël nga naan da nga koy changer parce que bii teint moo gën a rafet wala bii moo gën a rafet te affaire teint bi moo gën a rafet wala dara bu mu jaral ni di ñuy xeesal man je me dis juste que ni lu ñu inculqué la c'est-à-dire que dañ ko def suñu bopp dañu def ni dañuy wax ni rek tout ce qui est noir rek baaxul moo tax da ngay gis ay termes yu bari yoo xam ne buñ koy utiliser dañ ciy def noir boo xoolee les occidentaux moom la ñuy def ay marché noir loo fekk dafa am cëb-cëb yëpp wala mu am xeetu njuuj njàcc yëpp dañ ciy def noir marché noir des fois magie yi ñu koy woowee magie noire booy xool dañuy tout le temps utiliser lu bon rek lu ñu utiliser dañuy jël le terme noir ñu dugal ko ci donc da ngay dem ba nga xam ni yow sa bopp da nga naan noir lu noir yëpp baaxul donc am na ñoo xam ni éveillé wuñu yeewuñu leen seen éducation baaxul dañuy dem ba ni ñoom tamit seen teint bi dañ koy changer parce que xees bi moo gën a rafet noir bi te gis nañ fi ñoo xam ne ñu ngi ñuul mu mel ne këriñ mais ñoo dàq ci àdduna macha allah donc di wax rek ci mélange boobu bu ñu jógee ci hydroquinone yi am na yeneen xeetu ya nga xamante ne produit cosmétique yi nga xamante ne moom lay xale ñiy xeesalkat yi di utiliser ndax mën nga ñu ko baaxee waaw produit cosmétique yi ñuy utiliser man lu ma ci gën a ragal mooy les produits traditionnels yi nga xam ni du ay produits industriels c'est-à-dire que defaruñ ko ci usine boo demee ay dëkk yu mel ne Mali wala nga dem Côte d'Ivoire da ngay gis ay jigéen yoo xam ni ñoom ñooy defar seen xeetu xeesal am na produits yu ñuy utiliser défrisant ay produits défrisants yu ñuy woowee communément ñu leen waaw à froid ay gaz yooyu dañ koy utiliser dolli ci vinaigre des fois ñu jël dissolvant dolli ko ci donc diwoo ko daf leen di rocci des fois mu këppati seen yaram yëpp doo xam vinaigre bi ñuy def ci cin yi bien sûr vinaigre bi ñuy toggee nii ak dissolvant bi nga xam ne moom la ñuy dindee émail ci loxo dañ ko ciy dugal mélanger ko diwoo ko mu
coppati seen yaram yi doo xam lu ñuy nuróol quoi des fois dañuy ñëw à l'hôpital nga gis leen doo c'est-à-dire que pour nga tiim leen sax problème la donc yooyu genre produit la yoo xam ni war nañ ko éviter mais dafa am yeneen produit yoo xam ni c'est des médicaments c'est des garab ay garab la yoo xam ni c'est garab yu extraordinaire la mooy les corticoïdes la corticoïdes yi tamit dañ koy utiliser sous plusieurs formes am na ñoo xam ne dañ koy utiliser comme crème am ñu koy utiliser comme gel am ñu koy utiliser comme savon mais am na ñoo xam ni dañ koy injecté wu carrément soo demee ay en Afrique centrale par exemple boo demee dëkk yooyu ay Congo da ngay gis ni ñoom la plupart du temps injectable bi la ñuy utiliser mais xeesal lu ma bëggoon wax li mooy du rek nit bu ñuul moo koy def nit yu xees dañ koy def tubaab yi seen bopp dañ koy def mais xëy na ñoom seen xeesal moo gën a oyof suñu bos ñoom dañuy jël rek pour gën a renforcer seen teint mais même ñoom dañ koy def te en général ñoom c'est les produits injectables yi la ñuy utiliser injectable ci mel ne comme corticoïdes yi la nga waxee mais corticoïdes yooyu maanaam docteur moo koy bindal patient am la plupart mais naka la ñuy utiliser corticoïdes yooyu est-ce que docteur moom mën na comme yéen a koy bindal patient yi est-ce que mënuñu wax yéenay digle nit ñi mën a xeesal normalement docteur bu lay bindal corticoïde parce que utilisation corticoïde moom la ñuy woowe ci suñu jargon ñun la corticothérapie c'est-à-dire que docteur bu lay bindal corticoïde dafay xam pourquoi mu bindal ko parce que corticoïde yooyu du pour xeesal c'est-à-dire que lu leen yëkkati du woon pour xeesal li leen yëkkati mooy pour faju c'est-à-dire que dafa am ay maladies yoo xam ne ñoom ñoo leen di faj corticoïde yooyu ñoo leen di faj donc docteur bi la koy bindal daf la koy bindal par rapport ak benn maladie boo am mais bu ko nit ki demee wut wala docteur bindal ko mu utiliser à d'autres fins loolu daf koy indil xeesal te en général bu la koy docteur bi bindal daf la koy bindal pendant 15 jours dafay wax nga utiliser ko au maximum 15 jours après mu la koy jox à une dose régressive mais ñii di xeesal du ñu def loolu dañ koy jël di ko utiliser pratiquement toute leur vie parce que suñ ko arrêté dañuy ñuul donc duñ ko arrêté dañuy continuer di ko jël mu indil leen nag ay yeneen feebar yoo xam ni marque DMC c'est ça le problème. léegi kon nekk loolu mu di la nga xamante ni lu doy waar la macha allah mu di xeesal bi nga xamante mélange yi comme ni nga ko waxee léegi rek mélange traditionnel du si mel ay afro ay dissolvant ay produits chimiques yi nga boo ko defee sa yaram dafay lakk mais ñoom ñu jël ko léegi peau bi bu dañee ñoom bu ñu ko defee ba diwoo ko pendant 1-2 mois nga gis teint macha allah commencé yanj noonu laa ko mën a woowee parce que dañuy rafet docteur Cheikh Diouf léegi bu ñu rafetee nag yaakaar naa ci loolu moom moo leen di pousser ñu mën a def yenn yi mais ci loolu ñoom ñu ngi lor li nga xamante ne moom mooy seen peau boobu nga xam moo leen war a protéger nga ni ci yenn xeetu maladie de la peau. lu ma la bëgg a wax mooy may mën a yow yaa wax ni dañuy rafet man moom mënuma utiliser ñi dañuy rafet. parce que docteur nag xeesal kat dafa rafet. waaw loolu moom. mën naa nga fës. mën naa la ko attribuer boo demee ci xew yi yoon leen yéen la ñuy ràññee yéen la ñuy indexé. xale yu góor yi kuy xeesal la ñuy gën a choisir njëkk a takk ñoom ñooy njëkk a jar. mooy li ma doon wax léegi rek nee naa la loolu yëpp lu ñu inculqué la c'est-à-dire que dafa mel ne dañu def un lavage de cerveau def ñu suñu bopp ni bon voilà ku xees ki moo gën a rafet ku xees ki nii ku xees moom lañ war a wut ku xees moo gën ku ñuul ainsi de suite lenn la loo xam ne dañu ko inculqué te ñu nangu ko ñu bari ci ñun nangu ko d'accord ñu bari ci ñun nangu nañu bon c'est ça parce que bu ñu gisee ku xees dañuy wax non kii dafa rafet kii ainsi de suite des fois da nga gis dama bëgg rek benn jour ñu jël ay nit yoo xam ni dañuy wax ni dañuy rafet parce que dañu xees ñu jël leen ñu def leen ci benn der bu ñuul bu leen defee ci der bu ñu dootoo leen xool pourtant ni nga leen gisee ñu xees da nga naan dañuy rafet kooku c'est un complexe c'est quelque chose boo xam ni dañu ko inculquer donc lu ma doon wax ci corticoïdes yi c'est-à-dire que yow da ngay wax ni rek da ngay xees sa teint rafet et tout mais loolu lépp c'est passagère benn temps la da nga xees benn période yaa ngi xees yaa ngi rafet mais conséquences yi su commencé di feeñ ci yow c'est-à-dire que da nga regretter pourquoi nga doon xeesal yow yaa ngi may wax ci der buy yàqu par exemple sa der yàqu ay infection dugg la et tout ça mais dafa am ay feebar yoo xam ne dañ leen di woowee des maladies chroniques telles que ay diabète ay hypertension artérielle. lan mooy lien bi. corticoïdes yooyu ñoo koy joxe parce que corticoïdes yooyu dafay tax sa tension yéeg dafay tax sa suukar yokku corticoïdes yooyu dafay tax nga am benn maladie bu ñuy woowee le syndrome de Cushing mooy da ngay jékki-jékki rek sa baat bi toll nii rëy comme pas possible sa yaram bi sew mais li ci kaw yëpp day rëy li ci suuf sew donc benn maladie la boo xam ni ci sa organes yi lay jàpp donc yooyu yëpp corticoïdes yi daf koy indi xeetu xeesal boobu daf koy indi donc il faut ni di def ndànk ci produit yi indi waxu malaak nag lu ñuy wax ne les problèmes de la peau ay irritation ay démangeaison da ngay nekk di wokkatu soo ñaqee mu mel ne dañu jël acide sotti ko sa kaw et en plus de ça lu gën a dangereux mooy le cancer de la peau bi nga xam ni daf la koy indi parce que tu n'as plus de protection au niveau cutané loolu moom
war na ci xalaat bu baax balaa ñuy utiliser ces produits là. pour bala ñuy utiliser ces produits là loolu la docteur Cheikh Coumba Diop wax rek léegi du ñuy dugg ci li nga xamante ni moom mooy suñu ñaareelu rubrique rek mu di seede yooyu nekk am na ñi nga xamante ni jot na leen gis rek ñu bàyyi leen rek ngeen seet ñoom lu ñu wax. damay xeesal mais juste dama xeesoon dama bëgg yokkaat sama teint rek ma def xeesal bi looloo tax may xeesal nii xam nga xeesal dafa rafet juste boo deful xeesal bu bari dafa rafet doo soxla maquillage bu bari da ngay def rouge à lèvres rek nga dem nga génn fu la neex nga dem da ngay nice rek. man gisuma xeesal buy indi problème bi ndax man jëluma xeesal buy indi ay bu fort di changer ay couleur man xeesal bu simple rek laay def. dama koy def mais duma jël loo xamante ni produit yu fort la ma koy diw sama yaram en fait que bu may diw damay diw jël gamme boo xamante ni su ma koy diwoo dina ma jox xeesal te du yàq sama yaram. dama koy diwoo mu nice mu xeesal bu rafet macha allah mais duma tout le temps duma continuer di diw su ma diwoo ba xees yenn xees damay arrêté wàññi mais du tee doo ñuul mais di nga xees yenn xees yi doo ñuul. moom si njëkk a dugal non dara des fois dama ñuuloon su ma gisee ko xees affaire bi neex ma mu rafet ma ne man daa xëy na su ma diwoo xees dina gën a rafet daal ma ne naa essayé xool rek. xeesal dafa aram première chose te xeesal. du yàqu taaru jigéen du def loo xamante ni si nii dina tax xeesal daal lu ñu ko mën a gisee mooy baaxul xam nga ki koy def tamit ñu ngi lay digal su fekkee mën nga ko bàyyi nga bàyyi ko parce que xeesal nekkul loo xamante ne lu baax te aussi dafa araam amul jigéen boo xamante ni si nii xeesal na ba ñu félicité ko wala ba ñu jox ko si ay médailles kon xeesal bon ñun gisee wuñ ko lu loo xamante ni si nii lu ñaaw la daal rafetaluñ ko. ñoo xamante ne dañuy bëgg seen jabar yi di xeesal. am na jigéen ñoo xamante ne aussi dañ koy def pour wut jëkkër wala pour jaay seen bopp je ne sais pas mais daal xeesal nekkul loo xamante ni si nii lu baax la baaxul loolu lañ ko mën a gisee daal ñun. xeesal je trouve que du la nga xamante ni moo gën ci nit bu ñuul ndaxte man personnellement dama respecté sama bopp respecté sama teint xam ne nii la ma yàlla bindee il faut que ñu xam ni nit teint bu noir du nattu au contraire benn atout la ndax suñu peau dafa baax suñu peau dafa dëgër te man dama juddu ñuul dama bëgg a dee ñuul bëgguma fausser sama identité ni man ñëwee noonu laa bëgg a delloo te dama respecté sama borom respecté sama bopp bëgguma ñu may jaawalee na kii kinne la wala du kinne personnellement loolu moo tax du ma xeesal et puis ni ma mel nii dama ci fan sama bopp je trouve que je suis très jolie comme ça et puis day tax nit ñi gën ma respecter xam ni man dama wóolu sama bopp voilà c'est mon originalité. man de sama gis-gis ku jàngul mooy def xeesal ku jàng na warul def xeesal. jàngul dafa réer xamu ci dara loolu moo tax mu dugg ci loolu. gis nga ñii lu ñu wax macha allah. comme léegi rek fu ñu daanalee woon ñoom nee na moom avantage ndax dafay rafet keneen ki moom tamit lu mu wax dégg nga que moom rejeté na rek li nga xamante ni moom mooy xeesal ndaxte moom dafa jàpp ni xeesal la plupart ñu jàngul sax ñoo koy def mais pour xam risque yi du ko mujj laal du ko laal. waaw kii di wax ak sa càmmin bi. waaw kii di wax ni xeesal ñu jàngul ni ñoo koy def man loolu tamit dama koy rejeté parce que léegi ñi xeesal ñi jàng ñi am ay diplôme yu rëy nekk ci ay place yu rëy di xeesal moo ëpp ñi nga xam ni jànguñu avant ñu jàngul ñu woon ñoo doon xeesal mais léegi ñi nga xam ni ñoom ñoo jàng ba yey seen ay kayit ñoom ñoo dugg ci xeesal bi te loolu moo garaaw parce que ñooñu buñ leen gisee ñoom ñi nga xam ne dañ jàng xam nañ danger yi ci nekk mën nañ def ay lecture ay recherche sur ça pour xam danger yi ci nekk yëpp bu ñeneen ñi gisee ñooñu jàng di xeesal ça veut dire que ñoom dañuy wax ah non il faut ñu xeesal ñun tamit donc finalement mu nekk benn affaire boo xam ni c'est général ñëpp a koy def mais lu gën a féexal sama xol ci temps yi mooy dama gis ni xale jigéen ñi ndaw ñi ñoom seen bopp dañu commencé rejeter xeesal bi di bàyyi seen teint normal ñu yor ko booy xool génération yi xeesal mag ñi la surtout mag ñi nga xam ni dem nañ ba ñu egg à 45 50 ans ainsi de suite ñoo ñooy xeesal mais xale yu ndaw yi dafa mel ne am na benn prise de conscience bu ñëw boo xam ni tax na ñoom ñu bàyyi xeesal te loolu c'est très bien mais ndaw si di wax ni moom xeesal daf koy jox teint bu rafet bon loolu moom la engagé parce que moom dafa considéré ni ku xees daal ku leer moom moo rafet bon lan lay xeesal di def ci maanaam kuy nàmpal ak jigéen ju wéru jigéen ju ëmb bonne question boobu moom dina ma neex trop ma tontu ci c'est-à-dire que suñu société dañuy gis ni jigéen
jigéen ñi par exemple bu ñu ëmbee bu ñu demee ba nga xam ne dañuy egg ay 2 mois avant seen accouchement dañuy wax xaaral ma commencé diw ndax sama jour ngénte ma am éclat ndax sama jour ngénte ma xees mais c'est très dangereux parce que yow produit yi ngay utiliser mu nekk injectable mu nekk ay gel mu nekk n'importe quoi soo ko utiliser dafay dem sa biir deret day dem sa biir deret yow mi nga xam ne nag da nga ëmb yaa ngi ëmb doom bi nga nekk sa biir yow yaa koy dundal sa deret bi luy daw sa deret bi moom mooy dem ci biir parce que ci cordon ombilical bi lay jaar dem foofu donc produit yooyu nga xam ne yaa ngi koy utiliser day jaar ci cordon ombilical bi dem ci xale bi donc njëye yim la mën a indil les mêmes njëyee mën na ko indil xale bi des fois da ngay gis xale yi judd fii kenn du xam lan la ñuy niróol am na benn maladie bu ñuy wax ictiose c'est-à-dire que xale bi dafay ñu juddu mel ne peau bi peau wu zèbre la c'est-à-dire ay coloration noir blanc et tout bët yi renversé wu et tout ça et bien sûr xeetu xeesal yi ñoo koy def autre chose am na ay malformation yu bari yoo xam ni produit yooyu ngay utiliser pour di ko xeesal moom moo koy indi ci xale yi gis nañ fi xale yu bari ñun on travaille dans le service de pédiatrie gis nañ fi ay xale yu bari yoo xam ne dañuy judd ak ay malformation yoo xam ni dara indilu leen ko lu dul ay affaires yoo xam ni seen yaay daf ko doon utiliser la même chose dans le lait maternel produit yi day jaar dans le lait maternel xale bi su ko nampee dafay dem ci moom indil ko ay feebar yu kenn xamul lan la donc nit yi war nañ leen yeeyaat bu baax yeegaa ñu ngi leen koy def mais ñoom seen bopp war nañ yeewu xam ni ak nu mu leen mën a transformer lu mu leen mën a def nu mu leen mën a wax ni rafet na war nañ xalaat conséquences yi mu leen jox parce que conséquences yi moom du def dara lu dox xañ la sa àdduna dootoo fi nekkati boo fi nekkatul xaw ma sa leeraay lan la lay jariñ ko mais yaakaar naa aussi am na ñi nga xamante ni am nañ ci part de responsabilité mu di nguur gi ndaxte xeesal bu doomu aadama demee ba teg ci loxoom duñ ko fi dugal ndax effectivement ñi ci am part de responsabilité ñoom bari na nit kii di xeesal d'abord moom mooy premier responsable bi parce que kenn ñëwul diw la kenn ñëwul jël diw bi di la ko def mën na nekk ni sa ay xarit dañ la influencer gis nga sa ay xarit ñu ngi xeesal nga dugg ci mën na nekk aussi sa éducation parce que éducation bi c'est important parents yi am nañ ci rôle bu rëy bu ñu war a jouer war nañ yee seen doom yi yedd leen fexe ba nga xam ni seen doom yi duñu kii parce que xale bu màgg di def yenn affaires yi dafa fekk ni rek loolu kenn tettewu ko ci buñ ko ci tettee yee ko ci su màggee xam ni lii baaxul du ko def te moom tamit loolu ko parents yi def ba nga xam ni du ko def loolu la war a def ay doomam ñu def ko nguur gi am nañ ci responsabilité bu mag parce que am na ay produits yoo xam ni dugguñu fii par voie pharmaceutique du ay pharmacie ñu leen fi indi wala dara Ghana lay jógee wala Nigéria wala ailleurs ñu jaar ko contrebande mu romb douaniers yi duñ leen mën a jàpp wala douaniers yi nekk ay complices autre chose mais dafa am ministère boo xam ni moom mooy occupé de ça mooy direction de la santé publique boo demee ministère de la santé am na une direction de la santé publique ñooñu ñoo war a jouer seen rôle mooy ñu dem fu ñu fekk xeetu produit yooyu ñu jël ko loolu defoon nañ ko un moment maa ngi fàttaliku am na benn jamono ba nga xamante ni xeesal kenn gisu ndax tub yi yëpp duñ ko doon lakk duñ ko doon jël ci marché bi li ci mel ay marché 5 marché capital du doon dem jël ba jaaykat yi seen bopp duñ ko doon denc mais léegi dafa mel dafa am laisser aller bi nga xamante ni ñu exposé ko waat ndax benn jamono rek la woon temps yooyu ñu bëri jaxase woon nañu am ñoo xam bëlu ñu koy wuti duñ dem ba Sénégal wala wu génn dëkk bi pour wuti ko wante léegi dafa mel ne ko buñ ko exposé mu di benn phénomène bu naturel ku jóg am sa benn juróomi téeméer mën nga dem jëndi sa type jënd sa lait de corps ñëw diw ba pare nag yii timpi tampa lii xees lii ñuul ak yu kenn xamul doy na waar waaw parce que ñun xam nga ñun suñu dëkk yi laay wax du ma wax suñu dëkk bi parce que c'est pas une particularité même boo demee si yenn dëkk yi noonu ñun dañu am lu ñuy wax ay action temporaire ñun dañuy jékki-jékki rek jël benn affaire jële ko doole def ko benn yoon arrêté ko c'est-à-dire que suñu ay actions yi duñ ko pérenniser peut-être am na ay causes am na ay affaires yoo xam ni ñooy tax ni duñ ko continuer man bu ma gisee ñuy topp ñii di jaay mbuus wala autre chose di leen sonal je préfère ñu dem topp ji nga xam ni ñooy diw xeesal ak ñooy jaay xeesal bi parce que xeesal boobu moo gën a dangereux 1000 fois mbuus yi ñuy topp di leen tout le temps ñu ngi leen topp dans le marché di leen dàq à gauche à droite mais pourtant dañuy romb ñi nga xam ne ñu ngi teg ay produits ay Dermovat ay Sivoderm ay yu kenn xamul ay produits xeesal yoo xam ni marque DMC mais kenn du leen wax dara te ñu ngi gis nit ñi xeesal di dox ci mbedd bi et tout kenn du leen wax dara man gis naa fi sax ay dëkk yoo xam ne dañu génnee ay loi carrément boo demee Rwanda tout dernièrement seen président dafa génnee loi mu ni xeesal c'est fini kenn dootu fi xees waxuma sax produit xeesal mais ku xees sax dootu fi am ku xeesal sax dootu fi am
et puis je pense que am na beneen pays encore bu ko toppandoo tout récemment am na beneen pays bu ko toppandoo et je me rappelle le président Yaya Jammeh mosoon na ko def. mosoon na ko def te dafa marché woon. fii mosoon nañ ko def benn jamono. mais buñ ko def benn jamono c'est-à-dire que loi lañ ko war a def c'est une loi parce que c'est un danger c'est un problème de santé mu mel ne comme drogue bi mel na comme lu ci dugg yëpp ñu jàpp la teg la ay. moo raw drogue gis nga drogue tur bi moo rëy rek mais xeesal bi moo raw drogue parce que xeesal lu mu lay def ni baaxul. lu mu lay def ni moo baaxul donc moom moo raw drogue donc am na ay actions yoo xam ni war nañ ko tenir daal ñii di xeesal ñu leen di pourchasser jusqu'au dernier retranchement pour ñu xool nan lañu def pour dégager cette calamité quoi. doy na waar docteur léegi nag dañuy dellu si suñu mujjite rubrique rek mu di rubrique yedd ndaxte bu ñu toogee wax leen la mooy suñu thème jour bi rek ñu gëstu ci waxtaane ci génn ci ay seede yaakaar naa foog ñu indi ay conseil rek yedd nit ñi booba nag jël nañu benn élément rek ñu seetaan ko dellu si waat suñu plateau. da ngay juddu ñuul tout le monde sait que yow lii du sa temps naturel mais pourquoi ngay insister et le pire c'est que plus tu avances plus muy sa teint di gën di sonn ngay gën di màggat ça te crée du diabète ça te crée des cancers et teint noir yàlla moo xam lu tax mu def ko ci ñun parce que daf ñuy protéger sur beaucoup de choses déjà day tax on vieillit moins vite que les autres day tax on garde notre teint et notre peau il est élastique et puis teint noir dafa rafet nag dafa rafet. loolu yaakaar naa bu ko ku nekk appliqué rek jàmm ni ñooy wante yow tamit rek ma lay wax lan ngay yedd ñi nga xamante ne moom mooy ñuy xeesal étant docteur étant aussi un jeune étant aussi un père un mari ndaxte am na ñi nga xam ne dañuy wax man bëgguma ko mais sama jëkkër moom moo tax ma koy def ndax sama jëkkër mooy dem jëndi produit yi moom ma koy indil foofu nag lan ngay conseiller askan wi. waaw nu may conseiller askan wi ñooñu di wax ni seen jëkkër moo leen di wax ñu xeesal parce que man xam naa ay nit du sax affaire yu ma nettali wala dara ay nit yoo xam ni bu ñu toogee bu mu yàgg seen soxna yi ñuul tuuti dañuy ñëw ni leen yow temps yi da nga ñuul quoi diw waatal non je parle sérieusement am na ay nit yu koy def yu wax tey da nga non temps yi da nga ñuul diw waatal tuuti donc loolu sa soxna boo ko waxee dafay diw mais yow mii nga xam ni yow yaay diw te ñu wax la conséquence su li ngay def li lan la mën a def yow yaa war a jël sa ay responsabilité sa jëkkër bi sa alaaji bi su fekkee moom amul cette conscience là pour tere la xeesal wala mu lay bañ a encourager ci xeesal yow yaa war a am cette prise de conscience nga toog nga waxtaan ak moom ngeen ko xeesal tam lii lay def ak lii ak lii ak lii man daal dama ko ragal bu ma sañoon dama koy bàyyi parce que luy xew mooy lan yow boo xeesalee ba sa yaram yàqu bu xeeslee ba sa yaram yàqu nuróowutuloo dara parce que am na fii ay nit yu fi cere ay nit yu bëgg naa xam lan lay wax moom si boppam non mais ki ngay doon ki taxoon ngay xeesal nii lay jaar dem jël keneen ñëw teg si wetam boo demee nag ba nga xam ni yow gaa da ngay xeesal ba nga xam ne xeesal bi rey na la mais moom yaram nekk si day dem takk keneen indi mais man du ma bàyyi kenn yàqal ma sama àdduna loolu bu leen ko dara jaral parce que xeesal moom ku leen si mën a wax ni am na avantage mu ngi leen di nax amul lu dul ay inconvénients du def lu dul indi la ay njëyee donc daal lu ñuy conseiller askan bi mooy du ñu mën a def rek pour moytu produit yooyu nan ko moytu. li ñu war a def pour moytu produit yooyu rek nan ko moytu mu di xeesal bi nga xamante ni moom da lay rey nanka la lay rey rek mu di rey bi nga xamante ni kenn du ko yëg. te fekk yow yaa koy def sa bopp ndax xaru rek lay doon kon nekk sama mbokk jigéen ñi laay wax sama mbokk ñu koy def ñi laay wax rek ndaxte gis ngeen lu leen indi tey gis ngeen ku nekk nu mu mel cere ngi fii leneen a ngi fii de yàq sa der ba mënoo toog ba pare nga jël yow mii ëmb lor sa borom lor sa doom lor sa ki ngay nàmpal kon nag yaakaar naa ñaari bakkan ngay yóbbu kon mbokk yi xarit li ma doon seen émission rek xarañ ci jamono rek seen émission xarañ ci jamono ma si doon dala docteur Cheikh Coumba Diouf rek ñu ma lay remercier sa présence di leen dig daje incha allah sama deuxième numéro incha allah rabbi